hajug Màkka ren gi fa bëri ñu ci deede ay alaaji ak ajaratu yu bëri fa ñoo faatu ca Màkkatal Mukarrama palang bi nga xam ne nag moom la gaa yi nas ngir ñu demoon aji ji mën a ñibbi si waat ma ngi ca biir yéene kaay ba bés bi yéene kaay moom fa ñoo xamal mbir mu doy waar te yéeme bu amee ca diwaanu Kaffrine yow seet fa xam benn xale bu jigéen nijaayam magu yaayam moo ko jàpp fa koo tër rendi ko ba mu faatu ñàkk bakkanam allah waa ma ne yow def nga ab tooxi doona di sa jarbaat bu jigéen nga tër ko rendi ñàdd ba mu faatu ñàkk bakkanam yow tabaski bii bu doon ngaa bëgg rendi kay mënoon ngaa dem rendi ci xar yi rek waaye nit njaay man daal faa foog ne kii xandut ak sagom xel ma fa naaw fa tàqali ko xelam yàlla na leen yàlla yërëm leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ja yenn borom xam-xam daal di joxe xibaar ni que moom njiitu réew mi comme niñ ko daan defee bu président sénégalais demee foofee dafay daal di loger ci ay hôtel yu seer waaye moom nag sax deful loolee ndax dafa daal di ànd ak ña nga xamante ni ñoom la demandoon foofu ci France daal di dem loger foofee ca ambassade ba mu mel ni nag loolee sax maanaam bokkatul benn yoon ci yàq xaalis bi nga xamante ni nguuru Sénégal dafa daan yàq yenn saa yi bu njiitu réew demee foofu ci diwaanu France ngir ñu loger ko ci ay hôtel yu nga xamante ni mën na jar ay millions. nga yëg nga ñàkk yëg kaso bu Campenal Liberté 6 niki démb tàng na jër journal bi de la Tribune xëy di ko dëggal nee na affrontement yi metti niki démb moo fa am dox diggante ñi nga xam ne ñoom la ñu tëj ci chambre 8 jàppante bi tolloon na foo xam ne ñi nga xam ne ñooy takk der yi dañoo mujjee génn ay grenade lacrymogène lu jëm ci wàllum ndox mi ak courant bi lu ñu ko mujjee coupé journal bi de la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu bëri nañu xam ne am nañu saay gaañu-gaañu loole sax bokk na ci li tax ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi di ministre Ousmane Diagne dem na niki démb ci kaso bu Campenal ngir xool situation bi yéenekaay gi di la Témoin xëy di ñu xibaar naan ñu li ko waral bokk na ci garde pénitentiaire yi nga xam ne ñoo duggoon ci chambre 8 doon ko visiter ngir na xool ba xam yamba ma nga fa wala nekku fa journal bi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu garde pénitentiaire yi dañu leen a wax ne leen ci chambre 8 am na yamba ju fa nekk ñu dem di ko visiter loole bokk na ci li ko waral yéenekaay gi xëy duñu xibaar naan ñu jàppante yi nga xam ne démb am na ci kaso bu Campenal vidéo yeeg image yi nga xam ne moo jaabaajo nga ci internet bi loole kilifa yi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi nee nañu dinañu ci ubbi ab enquête gët yaram Copa América ba tey lay tàmbali de Argentine nag ak Brésil ñoom la ñuy yaakaar ñu jël coupe ba stade yéen a kaay moo ñu ko xamal coupe ba ñuy wax nag Euro 2024 moom ma ngay wëy Allemagne moom qualifié na ci deuxième tour bi ndax fa mbuqiwaat démb Hongrie sa wàll imam grande mosquée bu Dakar moom keroog la mu def du wàllam du cëram kàddu yi mu yëkkati ca kaw président Bassirou Diomaye Faye source a noonu la ñu yëgalee ne dafa jur coow ci biir association des imams et oulémas du Sénégal journal bi tuddee ko këral au minbar booba jamono it Benno Bokk Yaakaar ña ngay tojante bopp Walf Quotidien waaye ñoom ñëpp ci kaw Macky Sall la ñu ànd dal état bu Sénégal nag nee na daal taxawaay dëgg lay def laa lay wax ni ginnaaw jàmpati amoon barki de moo jaay ci Médina Gounass ndax waxtu wi nag dëkk ba waxtu wi ci état de couvre-feu la nekk te am nañu bëri ñoo xam ne waxtu wi ci loxo yoon te ay ngànnaa yu doy waar bu na gën a gënaaw ne biir la ñu fa teg loxo ca Médina Gounass ay waay li tamit mbaa jàmm la enquête ne ku jéggi am ci Médina Gounass kay daal lu yàgg ndax du tey te bu dee jàmm del si war na ci dëkk ba dañ ko gërëmee Jean Baptiste Tine ministre de l'intérieur ak ñaari kilifa diine yi fa nekk ndax ñoom ñëpp seen taxawaay moo tax jàmm na ñooy waxtu wi ca Médina Gounass bés bi la journée ginnaaw jàppatey kay moo tax président Sissoko Embalo bu Guinée Bissau jël dogal tëj leen ci frontière diggante Guinée Bissau ak Sénégal bëgg-bëggam nag daal moo doon bañ mbiri daal ëppi loxo l'observateur ne ay ngànnaay kay yu doy waar la ñu teg loxo ca Médina Gounass waaye daal nga yëg nga ñàkk yëg teg nañu pôle enquête kat yoo xam ne ñooy topp dëgg ngir xam ngànnaay daal fan la jógee man am na lu ñu doy xoolal ma lii at mu jot laa la wax weer wu dee nga naa ma at dafa sori lu tolloog ñaari junniy gone ci réew askanu sunu gaal am feebar bi lee nga xamante ni baaxul ci gone ñu koy tuddee drépanocytose turbine yëgle kaay ni ma loo muñ mu jeex de transporteur yi nga xamante ni laa wax bi tabaski gi jub si aj lañu def yokk li nga xamante ni moo di paas yi yuqi ko ba ca njobax tan la ñi nga xamante ni ñoo doon dem ak dikk ci tabaski gi sonn jaaxle ndax paas yi yokku lépp jeex na fini waaye dafa yomb yor sa wata rek lu la neex def ci day leer wata yi nga xamante ni yëgle kaay gi naan man ay wata de la présidence lañ leen mën a dippee voiture de la présidence yi ci jëmi boppam libération yëgle kaay nga ca yëgle ka xam le ni 50 lañ ci nangoogul fi mu toll ni tembe juróom fukki oto lañ ci récupéré yëgle kaay gi naan man takk der yi gendarme see ko récupéré loo moomul kay bafa loo moomul dellool lu gouvernement gi moom jox ko moo gën di daw ak moom man koy xëcc ko récupéré ko nangu lii nag kenn xaaru ko woon ci moom accident tribune yëgle kaay ni ma xoolal ma accident bi def na ko BRT gi ci jëmi boppam def na accident am bu njëkk laa wax fa mu ko defee yëgle kaay gi naan man soriwul dara fi nga xamante ni moo di arrêt Sacré-Cœur bi të na mu fere nee tax ña nekkoon ca biir bis ba am ay gaañu-gaañu yëgle kaay gi naan man xam nga lu waral coow li ab boroom Jakarta ci jëmi boppam moo jër yoon wax xoolal ma lii indiscipline yëgle kaay gi naan man lu doy waar BRT gi daal di ko mbëkk yëgle kaay gi naan man mu jële ci ay
gaañu-gaañu moom borom Jakarta ba am ñu nekk ca biir BRT ba am cay gaañu-gaañu ndax freinage ba waaye nag kenn ñàkku ci bakkanam yëgle kaay gi naan man ay blessure lees fa nemmeeku leneen li yéeme te doy waar mooy chauffeur bi nga xamante ne ab prisonnier la woon yëgle kaay gi naan man caabi féete woon ko ginnaaw bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la Bassirou Diomaye Diakhar Faye gracier yëgle kaay gi naan man te akub téer la def de ba daal di koo jam ubbil yéene kaay bi yàggul ci biti de jàppaat nañu ko placé waat nañu ko garde à vue moom prisonnier bi lee xale bii doon def troisième secondaire yëgle kaay gi naan man ca Touba jote ak magam dong képp rek kese yëgle kaay gi naan man daal di koo jam paaka waa lii fu nu jëm jamante gaa ngi bëgg a bari ci réew maskon sunu gaal nan dem ca Mbuur itam yëgle kaay gi naan man ñaari nit ay xarit kenn ka di am nappkat jote ak xaritam rek jam paaka moom itam waaye yéen paaka yi duñ ko téye fitna ak jàmmaarloo yi nga xamante ni moom lañ nemmeeku ci tabaski gi lee bari na lool ba ñeenti nit ñàkk ci seeni bakken lii jar naa waxtaane Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nos confrères du journal L'Info nous informe qu'il est en France où il rencontrera son homologue Emmanuel Macron. Une occasion pour les deux hommes de poser sur la table tous les aspects de la relation privilégiée entre les deux pays avec des sujets sensibles comme le franc CFA, les relations militaires et sécuritaires, la mainmise des entreprises françaises au Sénégal et à en croire nos confrères du journal L'Info, il ne faut pas s'attendre à des ruptures fondamentales entre la France et le Sénégal. Car pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il s'agira surtout de chercher et obtenir plus d'équilibre dans cette relation qu'il juge déjà correcte, ayant juste besoin d'être révisitée. Nos confrères du journal L'Évidence se penchent aujourd'hui sur le cas de Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, patron du groupe des médias. En fait, nous disent nos confrères, concernant la dette fiscale, Bougane Gueye Dany fait face aux mêmes pratiques de Macky Sall. Cependant, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp ne compte pas se laisser faire. Il déclare que dans ses mains passent des milliards depuis des années et donc ce ne sont pas 2 milliards de francs CFA qui vont ternir sa réputation. Et cette mutinerie au camp pénal, nos confrères du journal Les Échos qui nous en parlent écrivent qu'il y a eu de graves affrontements entre détenus et leurs gardes. À en croire nos confrères du journal Bës Bi Le Jour, la mutinerie serait partie d'une fouille suite à une découverte présumée de chanvre indien. Des matelas ont été brûlés, des fils de caméras de surveillance coupés et selon nos confrères du journal Les Échos, un détenu a été tabassé, des grenades lacrymogènes lancées dans les chambres et des matelas brûlés. L'administration pénitentiaire déclare que les pensionnaires de la chambre 8 ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif et ont mis le feu sur leurs effets de couchage. Une enquête est ouverte aussi sur les téléphones qui ont filmé la mutinerie. coono ci bundum teen ba gaañaamul baagat waaye laaj bi ci tribune yéene kaay mooy kañ la milliards yi nga xam ne sàcc nañ ko sàccal ko nag askan wi ndax askan wi ko moom kañ lañ koy fuqartee ci loxol sàcc yooyee waxtu woowu nag yéene kaay bi naan man président Diomaye nga teg gëtam ci tuur si nga xam ne presse bi yor na ko waxtu wa nga xam ne presse bi ña ngi leen di harcelé tribune ay wax de nee na sàcc yi nag ci boppam ña sàcc suñuy milliards ña ngay nelaw ba yandoor laaj ba mooy ndax gouvernement ba dafa ragal ñi nga xam ne ñoo sàcc milliards yi waaye it wàññi ay privilège yi nga xam ne nag dafa ànd ak fonction politique yi ngir defar réewum Sénégal le mandat naan man coow loolee Bougane Gueye Dany dikk na ci ma nga naan junni ak juróom-ñett fukk ci ay milliards moom laa yor te kenn mësuma defal redressement coow la nag moom moo di kan mooy délinquant bi koon l'évidence yéen kaay naan kon mbaadu day dund moom Bougane la président Macky Sall dundaloo woon ko ci jamonoom ndax nag dossier des médias bi ma nga ca kanamu justice ndax nag administration bu entreprise bi moo ni àndu ca tey àndu ca ëllëg te ci loxoom ma nga naan ay milliards jaar na ca bataay kon du ñaar képp kott mooy yàq deram direct news naan man kàddu yaa ngi yëkkateeku ca keroog ca Masaalikul Jinaan te jullik tabaski ja Bougane Gueye Dany dal ci kaw régime bu yees bi xoosaale Ousmane Sonko naan leen xool leen bu baax a baax lañ leen dénk ngeen xam la sénégalais yi wóolu leen dénk leen xeex wàllu ndóol gi waaye tam jooyanti sunu koom coow yeeg xëccoo yi moo war a jeex ci réewum Sénégal fi mu ne Sénégal gu ñoŋ bu avancé la ñu bëgg ca turbine yéene kaay mu fay xam ne ni képp ku yoreel fisc bi da nga war a fay waaye nag coow la moom moo di nekk ab sàcc moo ma gënal nekk kàcc kat waa grand place naan man wax ja dëggal na ko te naan benn litre carburant aw ma ko ca des médias yomb na nag di sosal ay doomu aadama di leen jaxaseeg sénégalais yi waaye coow la moom moo di combattant démocratie bu Sénégal la opposition bi jural ko ay yàqu-yàqu ci wàllu koom coow la moom moo di nag ba tey ma nga ca opposition barki démboo njaay ba président Macky Sall yéetee ko ñaari milliards ci redressement fiscal moom Bougane ca 9 août 2021 Ousmane Sonko ci boppam massawu na ko. Justice, quand tu nous tiens et ces sources à qui tiennent à nous révéler une information autour d'un problème entre une jet-setteuse gambienne nommée Aïcha Fati, aujourd'hui en passe d'obtenir une liberté provisoire malgré les 1001 faits présumés à elle
appel reproché par l'homme d'affaires Abdoulaye Thiam. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement ce que nous livre. Source A, comprenez, jeudi fatidique. S'agit-il d'une bombe à fragmentation ou d'un pétard mouillé? En tout cas, l'As quotidien d'indiquer affaire Aïcha Fati, la jet-setteuse, ses liens avec des dealers arrêtés en Gambie et le signalement d'Interpol. Information à prendre saillement ou bâtiment pour l'instant. dégle kaay ba ne nguurug Sonko ak Diomaye gi daal la ñuy tiit dëgg la leex nii ci gaayu sàcc alalu Sénégal yi lée mu doon ay milliards sur quotidien ne oto yeeg logement de fonction yi ba ci passeport diplomatique yi li nag daal moo perturbé gaay waxtu wi lée libération ne opération delloo woto bi gaay door ci réewum Sénégal daal ma ngay wëy ci réew mi ndaxte waxtu wi kon lu toll ci juróom fukki oto la ñu jotoon nangu te lépp nag mu ngi ñu gaare ci batrin laas ne at wu nekk ci réewum Sénégal ñaari junniy tout tànk dinañu juddu indaale woppi drépanocytose fii ci Sénégal ay waay li tamit mbaa jàmm la ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb yëgle kaay bi ne ginnaaw jàkkaarloo Gris Bordeaux ak Ama Baldé ñu jàpp fanweeri fan ci weer wi le ñoom ñaari gaay nag dimanche yi ñu dëgmal danañ amal seen dernier face à face laata seen jàkkaarloo ci arène nationale bu Sénégal suñu lamb ne ginnaaw jàkkaarloo Pambay 2 ak Dame Sène bi ñu jàpp juróom benn fan ci weeru suliet combat Laurent Ndiago ak Seck Ndaanaan mooy doon spécial bu bés ba dañuy wax itam ci dogal bi nga xamante ni moom jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi jëloon na ko ci bisu maanaam ya nga xamante ni moom moo wër bisu tabaski bi moom El Malick Ndiaye sax gannaaw ba nga xamante ni daal jëloon nañ dogal mobiliser oto yi nga xamante ni ñoom ñoo di bu Dakar dem dikk loolee nag ci àddu moom moo di Gora Khouma moom nag li mu jàpp rek moom moo di jëwriñ gi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi am na itam yeneen jéego yu nga xamante ni waroon na koo def lu dul doxalee ko noonu ndax nag yeneen saa yi Sénégal itam loolu waral sax su bëree di kaas ndax nag am na ay mbir yu gën a priorité que def loolee ndax nag lu mel ni ay oto war génn ak yooyu yëpp ñu ngi ci biir transport bi te kenn waxu leen dara ca boobee jamono nag ñoom góorgóorlu yu bëree bëri yu nga xamante ni daal dañuy joxe lii di ay tax ak yooyu ñoom saa su nekk rek ñoom leen gën a sonal ca boobee jamono nag ñu bàyyi ay ndaw yu nga xamante ni dañuy yor ay oto di dem fu leen neex ci biir réew mi te yenn saay sax kenn du leen sonal ci wàllum dem beeg dikk bi waral nag bu ñu moytuwul fan yu jëm ña nga xamante ni ñoom ñooy chauffeur si daañu bank seen yoxo ngir naqal bu baax a baax ñàkk jox cër bi nga xamante ni joxuñu leen ko cër ci seen wàllum liggéey boobee ñoom itam sax bokk na ci seen xeex moo di yenn entreprise yu nga xamante ni maanaam en ligne la dañuy taxaw temm nag ngir fexe daal ba daal di amal la nga xamante ni moom transport te ñooñee duñu fay benn yoon lempo mbokk yi mu ngi noonu lii ma ko doon fës tey ci xibaar yi di leen jox te gis ba jàmm jërë ngeen def ci ànd bi rek ni ñu ngi baalu ak ñëpp di ñaan nag jàmm del si fa nga xamante ni moo di ca Medina Gonaas na fa jàmm ju mat sëkk sëkk ak barke loolu benn paa daan ma wax naan doy na sëkk ak barke jàmm ju mat sëkk ak barke lan fay ñaan mu daal di faa dellu si waaw jàmm kay nan ko ñaan ci réew mépp nag ndax gis ngeen jàmmaarloo yeeg nit ñi faatook lu ne dégg nañ ko ci réew mi xoolal ma ca Kaffrine kii daa rendi ab jarbaatam bu jigéen waaw lii nag lu mu doon nag man de réew mi jaaxal na ma man daal réew mi waaw baax na nañ bañ a sang réew mi balaa mu ni sang waaw xam nga ni nit bu demee ba tiim jarbaatam bu jigéen di ko rinde xam nga ni musiba am na une fille égorgée par son oncle ca Kaffrine la xewee bu ñu demee ba naan ab prison naan aw yamba dafa nekk ak téléphone loolu dee su ko xoolaat lii de jar naa baax na te lépp ci réew mii la xewee de sunu réew mii nu ne baax na dina leer en tout cas daal nuyu nañ ñëpp daal jox ñëpp seen wàcc waaye kontaane képp koo xamante ni tamit yaa ngi ñu doon bàyyi xel revue de presse bi tarkal ni ngeen ko doon teewloo kontaan nañu ci yéen waaw ndeysaan at mi yëpp ndeysaan ngeen ànd kook ñun revue de presse bi di ko partagé di ko teewlu di ci sonn donc jaajëfal nañu leen ci teewlu geeg topp gi ak partage gu am solo gi nga xamante ni yéen a ngi ko doon amal waaw ñaw kontaan nañu ci yéen de kontaan nañu ci yéen fépp fu waay nekk surtout yéen ñi nga xamante ni yéenay commenté mbokk yi xarit ak dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour.
nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw halaan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Jomaay Sonko te Sonko Jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.